jafe-jafe bi nga xamante ne moom la population Kër Sega di dund bu fekkante ne amul te ma yaakaar leen ngir taxaw pencum ndaw réew mi dama bëgg ngeen yuuxu ba àdduna bi dégg seen baat ba tey des na ana ndaw ñu taxaw ne may seen candidat ana population wu Kër Moussa bi taxaw ne may seen candidat ana population bu Kër Sega bu taxaw ne may seen candidat dama ne mbir mi nañ ko jëfee bi mooy soppi fi li fi ne mooy le 30 juillet ngeen ànd doon benn say seen gannaaw responsable Ablaye Sall jële fi ñu fi ne bis bu ñu nangoo Ablaye Wade ak i atam yal na ko yàlla may gudd fan ak wér bu amee 92 ans taaw yëg ci yaramam am nakar ndax jafe-jafe bu askan bi di dund mu wàcc taxaw jiite suñu lis ngir saafara jafe-jafe askan bi ma yaakaar ne képp kuy mag nekk ci réew mi war na voter la coalition gagnante Wattu Sénégal rawatina ba mu jëlee ay jeunes jiital leen ñu war a taxaw ngir xeexal askan bi ndaw ñi war nañ ci gis seen bopp may ñaan na jeunesse bi taxaw doon suñu directeur de campagne yeggal ñu fu ñu mus a yegg ngir le 30 juillet ñu xam ne jeunesse bay aaye liñ koy may mooy fulla ak fayda man nag du ma dige population wu Kër Moussa man du ma dige population wu Kër Sega dafa fekk ne lu ma fiy dige dama koy mën li tax ma koy mën mooy population bi doon benn say ànd sanctionné li fi nekk man ku ma xam-xam ne dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi parce que dama yàgg a xeex ngir la libération du peuple on ne peut pas parler de la libération du peuple te teggi si population wu Kër Moussa mënuñu wax libération du peuple teggi si population wu Kër Sega moo tax ma leen di ñaan askan bi man dama yàgg a xeex ba dugg kaso su ma taxawee na dinaa xeexal population wu Kër Sega si pencum ndaw réew mi jox leen ma doole jox leen ma courage ngeen gëm ne dinaa ko def ñun fëkk jëruñu ñi fi toog ba léegi ñooy ay gor te ku musa wor suñu borom dana la weer da ngeen yaakaar ay nit jiital leen ba ñu jàpp ne jekku nañu ñu jël jiital àdduna ba war leen wan leen ne base bi yéen a ko yor wan leen ne population bi yéen la ñu àndal wan leen ne fii dëgg rek a fi nekk parce que tey ñaari camp moo ŋànk réew mi muy le camp de la vérité que la coalition gagnante Wattu Sénégal incarne et le camp des trompeurs de la calomnie du mensonge qu'incarne ce régime dictatorial violence bi ñun ay ndaw lañu ndaw si réew dafa war a wane exemple la preuve ñun dañoo jiital yaakaar ñu si département wu Thiès ñu ngeeg suñu caravane di doxal attaqué nañu démb sa Thiénaba te ki ko def mooy doomu meeru dëkk ba comme yàlla du ànd ak kuy tooñ bim ñu attaqué yàlla def bi muy dawal otoom dafa jaar ci kaw doomam jël bakkanam yàlla bëggul kuy tooñ ñun tooñ ñu kenn jàmm la ñuy doxal la preuve amuñu garde corps recruté wuñu ay nervi parce que xam nañu ya yàlla incha allah rabbi le 30 juillet dinañu jox ndam jeunesse bi laay waxal ka bu benn ndaw nangu
ñu koy utiliser di ko def ay nervi tey fu réew mi toll ku xool li xew France ci Macron am 38 ans jël réew mi kon tey ndaw li jël département wu Thiès jombul kenn nañu gëm suñu bopp parce que tubaab bi nee na dans la vie il faut toujours croire en soi et en ses valeurs c'est ce qui fait la force d'une personne may ñaan samay morom jeune ñu ñuy utiliser di leen def ay nervi te duñu ay bandi nañ ko bañ buñ ko nangu tey buñ ko nangu suba buñ ko nangu gannaaw ëllëg parce que ñii di leen di jël di leen def ay nervi di leen di stop pour ñuy def ay acte de violence nañ ko bañ ñoom ñëpp taxaw ne ay candidat lañu seen njaboot yi nekkuñu fi seen doom yaa ngi bitim réew bu ñu nangu ñu leen di utiliser ëllëg bu amee mor doom ñoom rek ñooy wét seen xeex nañu bañ xam nañu am nañu ay ndaw yu mat ndaw yu taxaw pour xeexal leen pencum ndaw réew mi pour saafara jafe-jafe ak seen bi kon mbokk population wu Kër Sega rawatina ak population wu Kër Moussa ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci mobilisation bu sell mobilisation bu yaatu ak mobilisation bu taaru bi lii wane na suñu frère Ablaye Sall mu ngi jóg guddi ak bëccëg pour xool nu muy trouver solution wu saafara jafe-jafe wu Kër Sega yéen a ko wax yéen a wax ne Kër Sega amul ndox yéen a wax ne Kër Sega amul hôpital yéen a wax ne Kër Sega amul école bu baax yéen a wax ne Kër Sega amul courant te du yéen a ko wax te bu ngeen mu saafara votez leen le candidat de la rupture votez leen le jeune candidat qui prône pour le changement muy ma personne te jël naa fi engagement si kàttanu yàlla suñu borom bis moo yàlla yóbbee assemblée nationale ma bokk si député yi incha allah rabbi danaa kaas danaa xuloo danaa wax ba ñu saafara seeni jafe-jafe kon nag population yi gërëm naa leen sant naa leen du ma terminer te gërëmuñu suñu responsable bu fi bàyyeekoo muy le frère Samba Ndiaye di ko ñaanal yàlla na yàlla oyof suuf si kawam yàlla na ko yàlla xaar si àjjana yi kawe yi di ñaanal ay njabootam yàlla na leen yàlla dëgëral yàlla taxaw leen wasalaam. commune Kër Moussa conseil yi may àndal seen taxawaay si man moo tax ma bëgg ba mënumaa xuus li may wax bari du bari ay baatu gàtt ndax Kër Sega dafa am loo xamante ni dafa yàgg 88 ba nëgë ni responsable bu fi ne ñu jiital la sa carte jabar sa doom sa yaay sa baay say rak mënuñu laa fal 88 ba nëgë ni kon 88 ba nëgë ni bu ma fi gañee dëkk bi la cër yi ñu jël ko jox ma loolu jiital ma kon damay sant ak lu ma mën a def si dëkk bi lu tuut la liñ ma ji mënu ma leen kaa fay ndax teraanga ji fu mu ñoo xam ba ma egg fa tey jii dëkk bi ñoo tax man nag yàlla dafa dogal may nit koo xamante ni dafa am gëm-gëm bu ma gëm gëm-gëm bi ma gëm mooy nekk PDS man damaa gëm nekk PDS bu ma jógee PDS rek damaa bàyyi politique comme Ablaye Wade moo ma doy Karim doomam moo ma doy képp ku leen jàppale ma képp ku ñu jàpp ma jàppale ko man loolu rek laay politique aw ma lu ma bëgg man PDS laa bëgg tey PDS laa bëgg suba PDS laa bëgg bis bu PDS jeewee rek ma bàyyi politique tund wi nag moom mënu ma leen a fay surtout Kër Moussa conseil yi may àndal muy Daouda Diouf muy Modou Fall muy François muy Djibi Diop muy Ndey Kumba Ndiaye muy sanu papa di sunu nijaay Karim Ndiaye muy nit ku gore koo xam bëggul si parti bi dara amul si dara gis si dara wutu si dara di jël alalam toujours ñu nga këram toujours mu jaral ko lu ne volonté tout la def pour parti bi rek développer Kër Moussa loolu kenn mënuñu kaa fay ñun ñu ngi koy ñaanal ba teraanga yépp ju ñu am
fas yéene ka am yàlla nañ ko bokk ak moom yàlla na jariñoo si parti bi yàlla nañu dem ba parti bi gagné ba mu nekk am fi njariñ goo xamante ni si ñoom si jariñoo si parti bi nag dafa am loo xamante ni lu yàgg la man PDS day loo xamante ni si sama xol la ne mais Kër Séga gii defuma fi dara ndax ab dëkk yow nga nekk fi gune ba tuuti lu xew ñu jiital la lu xew ñu yónni la lu xew ñu wax la kon lépp li ma fiy def bu ñu ma jiitalu loon doy loo wuñ ma bu ma wote jotee ñu gañe ma kon du ma xame fi ay xame ba fi am ay teraanga ba teraanga yo di delluwaat si ñoom kon nag dëkk bi mënuma leen a fay tund wi mënuma leen a fay dama leen di ñaanal li ma leen xamal nag mooy incha allah bu si yàlla àndee élection yi bu si yàlla àndee victoire bi jëkk bu gën a fort si commune bii si Kër Séga lay boobu bu soobee yàlla ndax waa dëkk bi jaral naa leen ko ñoom jaral nañ ma lépp lu ma def si ñoom xeeb naa ko lépp lu ñu bëgg si dëkk bii sama tànk bii sol naa ko sol sama dàll fas yéene ko wuti bu ñu jariñoo masali yaag leemu ñu ngi lay ñaanal yàlla ngeen am ndam mais bu ngeen amee ndam bu leen fàtte suñu waa dëkk bii fàtte waa tund wi ndax Kër Moussa engagé nañu commune bi engagé nañu pour fexe nga am victoire kon tey bu ëllëgee si biir bu cër yooyu ñëwee si yow na nga sàmm bis bi sàmm tournée bi nga ànd ak ñoom Daouda Diouf sàmm commune bi sàmm doomu aadama yi ndax cër bu mu mën a doon day jee waaye cër bu mu doon bëgg nga cër bëggaat nga beneen cër te yow gune nga war ngaa am luy nit am man ngaa dem bay xëccoo ji réew mi kon nag li la koy may boo amee pouvoir bi na nga ñëw gestu ñu la doon jàppale démb ak tey si tund wi bari na ay kër yoo xamante ni ba ay dëkk yoo xamante ni courant bi manqué na fi ndox bi manqué surtout dëkk bi fii am na ay robinet public doo nga fee kër gu ne si jigéen ñi noppalu war nga leen boo yàlla doy na nga leen doxal ba ñu am ay tuyau jaar si mbedd mi mu am ay branchements sociaux mu dem si mbedd fii ab lotissement la 2003 laa ko lotisson bi ma ñëw fexe naa ba ñeent fukki nit ak juróom benn am nañu ay kër gratuitement si seen yi bu lotissement bu mujj fexe naa ba 42 personnes am ay parcelles gratuitement mais ndox mi eggu fa courant bi eggu fa maa ngi lay ñaan nga doxal ma boo faloo ba ndox mi eggu fa courant bi eggu fa étudiants yii ay guna lañu bëgg parti bi mu jaral leen lu ne bis boo gañee maa ngi lay ñaan sa doole joo am investiral ma ko jeunes yi investir ma ko si étudiants yi investir ma ko sama mbootaayu jigéen ñi mag ñi bu leen fàtte jumaa ji am na loo fi diggee yàlla na la yàlla jàppale ba nga def lu raw li nga fi diggee kii nag sama kóllëre la muy Mëgëy Sarr mii ak Khalifa Anne mii ak Boy Diop mii ñun ñeent ñoo àndoon siyaare yonent bi Boy Diop a ngi woon fii si biir Khalifa Anne ngi mooy magu Maajoor Anne maag moom ak Mëgëy Sarr mii ak Khalifa Anne ak Boy Diop ñoo àndoon siyaare yonent bi foofu la ñu fasante woon suñu kóllëre moo ba nëga ni kóllëre bi maag Mëgëy Sarr mii ak Khalifa Anne mii ñuy déggante ak Boy Diop PDS nag am na loo xamante ni ñun képp ku bëgg PDS war ngaa respecté loolu waa xool leen Ablaye Wade li mu def si réew mi dem lu ne mu def ko tabax na tali na lu ne def na ko projet jigéen góor jigéen mag élèves yi li ñu am ginnaaw yàlla ak Ablaye Wade safoor yi li ñu amoon ginnaaw yàlla Ablaye tey safoor yi xoolal conséquences yi leen dal ku si moytuwul boo defee jénn jéey gën a tuuti ñu walaakaanal kon nag na ngeen góorgóorlu fexe Ablaye Wade mi nekk tête de liste fexe tête de liste boobu yaakaaram bu mu tas ndax nit ki mënta nekk président dem ba si yàgg mu am lu ko naqari ñëw jiite yor benn liste boobu mu dem ba perdal sa bu boobaa lañ doon séentu ba la nit ñi doon wax bu boobaa ñu reek kon fexe leen population yi gembu leen takku ba Ablaye Wade li mu bëgg mu am ko Kër Séga gii nag man mënuma leen a fay tund wii mënuma leen a fay waaw ndax àddina ku la lebal teraanga rek war nga kaa fay te dëkk bi dañ maa lebal teraanga 88 ba nega ni ñu nekk sama ginnaaw di ma jàppale may gagné résultat yi di dem première victoire bi commune bi amee fii bi ñu ñëwee toog nañu si PDS ñu wër ba ni dëkk bi ba ni bu Kër Séga ñëwul bu résultat yi baaxul
PS mooy gagné ñu ñëw ma ñëw ni leen xaar leen ma dem kër Sega bi ma ñëwee jub leen ñoom ñëpp ñu tekk di ma dégg ma ñëw rawee 187 voix PS ñu gagné commune ba nag ni résultat yooyu di continuer si dëkk bi di continuer si ligne bi kon loolu teranga la teranga jooju ma dëkk bi defaloon ba na nga ni teranga jooju maa ngi koy feddaleeg seen dëkk man daal sama ginnaaw a ngoog maa ngi jégalu ñëpp di balu àq ñëpp ku ma tooñ ak ko te yóbbuma ko maa ngi lay jégalu di ñaan lépp lu ma fas yéene am ci PDS ba ma am ko te fas yéene ma see jàppale doomu aadama yàlla bu teranga jooju ak si man damaa fas yéene lépp lu may am ci PDS fas yéene kaa bokk ak doomu aadama yi fas yéene kaa bokk ak sama dëkkandoo fas yéene ak waa PDS lépp lu ma si fas yéene am te fas yéene ma njariñ loolu ñëw si man yàlla naa du njariñ loolu man dama am lu ma gëm PDS laa gëm ba ma seetee Karim Wade sa kasa ba loolu laa ko wax maa équipe bi ma àndaloon équipe bii ñii ñëpp laa àndaloon dem seeti Karim mu ñaanal ñu ñaanalante kóllëre boobu moo fasante woon ak moom ngaa fas yéene fasante man nag am na lu muy dégg mu métti ma lool waaye nag ànd naa si man ndax dañ ni dégg naa ñu ne opposition bi bóoru dagg lañu waaye man d'accord naa ni bóoru dagg laa waaye fu may seey maa ngi seey si PDS sama seey mu nekk si PDS waaye nag du ma doon ceeb boobu ñu fi tabe woon def ko ay bal di ko dóor muy bonde boo tebee fii suba nga tëb dem fee tëb dem nga fee man du ma yooyu man damay nekk bër léegi bër boobu galaase nañ ko génn nañ sotti ma waaye seey naa mu nekk seey si PDS bóoru dagg pour seey si PDS laa léegi nag addina moom teraanga da ngay leble ñu fay la un bienfait n'est jamais perdu léegi nag petit à petit l'oiseau fait son nid.